salaamaaleykum waa àdduna waaye salaamaaleykum waa Sénégal di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi may bëggee yaakaar naa ni Fama Faye géwélu VIP xale vitamine Taliba Cheikh xale bi nga xam ne day rukk baa muy yëngal xale bi nga xam ne day jimbang ma saam ci mim réew waaye nag xale man guddi ginnaaw raay la ñu wax ndax fa laa dëkk kuy wàllu yaan sa dëkk dafa tëggul waaye man ginnaaw raay rek laa am ginnaaw raay lay tiitaroo ndax mooy sama alal rëbb ca coow la ñu wax waaye tey nag ma ñëw ci ak benn killing day bi nag li ko waral muy ASC bu mag boo xam ñu ko wax ASC Manko yaakaar naa ne ay tenieuse mi ngi ci dëkk bi waaye nag waxuñu ko dëkk ci dëkk bi ki defoon dëkk bi la ñu wax waaye ASC Manko danoo nag def loo xam ne lu bees sàq la yokku ci dolli ñeex la ñu wax ñu ne ASC bi nag dañoo commencé nag def du ASC Manko kase mais dafa rax man ne lu mu rax ñu ni caak rek sax wala eau de javel doom maanaam set la ñu woote li war a tax ñu woote set nag ñu ne ñuy defar dëkk bi ku dugg biir ginnaaw raay am na ndox yu taa dëkk bi salte na melul ni mu war a mel waaye nag bi ñu ñëwee ñoom ASC bi ñoom pare nañ waxatuñu xaaratuñu kenn ci dëkk bi ñoom ñoo pare pour defar dëkk bi looloo tax ASC Manko nag daal di ñëw nag indiwaat leneen lu bees may nuyu nag kenn koo xam ne muy prési moom ku ko xam muy Jibi Faye maa ngi koy nuyu Mbambu Demba ak Nacc mi ci loo fe maa ngorom far bay teeñ yow Mbambu Demba bi nga ñëwee nga indi leneen lu bees Mbambu Demba ak Nacc mi ci loo fe maa ngorom far bay teeñ bi nga ñëwee nekk prési nga boole ñëpp taalal loxo ñëpp ni ñëw leen ñu liggéey suñu dëkk ñun kon boo wootee liggéey ci gox bi ni ñëpp dañ koy ànd ak yow ñu wax nag ASC Manko dafa indi lu bees yokku cere dolli ñeex moo tax lii am waaye mu ci gërëm kenn koo xam ne muy jaara béy nit ku baax nitu valeur waaye nag tubaar fakal la pa béy baayam nit ku baax la woon mu juddoo ginnaaw raay mag gi ginnaaw raay mais bi mu demee Canada jàng ba doon li mu doon dañ damay dellu si waat ci sama réew defaraat sama réew rawatina ginnaaw raay bala maa dem fenn ginnaaw raay lay njëkkee ndax rëbb ca coow la kenn du moom di nuyu nag autorité yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi yëpp rawatina nag ki nga xam ne mooy kilifa gi monsieur le maire maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Pam Ñambe Dieng nga xam ne mooy sunu maire ku dugg ci dëkk da ngay dem nag nuyu ki nga xam ne mooy monsieur le maire ba ñu ngi nuyu Pam Ñambe waaye ñu nuyu autorité yëpp yi nga xam ne ay jàmbaar la ñu ngi ci dëkk bi ku mel ni Maam Jaara suñu député bi nga xam ne moom la ñuy tiitaroo ki nga xam ne moo ñuy xeexal Maam Jaara Fam kenn du moom ci mim réew député la waaye tubaar fakal la yàqul italiano ñu fal ko député mu ñëw fii ci Sénégal waaye bi mu ñëwee dañu ginnaaw raay la am fi lay dëkk ànd ak sama goo defar sama dëkk du nuyu ki nga xam ne kenn la muy Aminata Lo Dieng nag yaakaar naa ni suñu ministre boobu nga xam ne moo njëkk sigil doomi ginnaaw raay nekk fi ministre waaye mu nekk fi kilifa bu ma fu jógee damay dem ci Waly Ndiaye nit ku baax la nitu valeur la nekk autorité ci dëkk bi waaye mu dugal loxoom ci dëkk bi di fi def lu baax maa ngi koy nuyu di nuyu ñëpp nag waaye rawatina diaspora maa ngi leen di nuyu nag président diaspora bi muy kan xaadim mën naa nekk xaadim Gueye mën naa nekk mbokkum ndeyum giraan mbokkum ndeyum mam jëmm mën naa ne di nuyu ku mel ni Badou Dabo Badou Dabo damay taxaw ci moom nit ku baax la ki football Manko am fi du kenn amul waaye mu respecté Manko waaye mu bëgg Manko ba tey nee na du bàyyi boo waxee Badou Dabo danaan leen Manko rek laa am moom laa muy sama dëkk léegi nag ci lay jóge rek topp nag xool rek nu gars yi taxawee façon bu nu def du ma leen bàyyi Pape Diouf yaakaar naa ni li mu def barki démb ku ne gis na ko damay wax ni ku nekk na am ca la nga am waaye ñun amuñu ku dul Pape Diouf moom la ñuy tiitaroo barki démb bi Pape Diouf ñëwee dani wax ji nag ñu ni ko lu tax nga ñëw mu daan ni leen damaa ñëw ci AG bi nga xam ne mos sa am ci dëkk bi Pape Diouf ñëwee dani leen damaa pare may leen concert bi nag xam nga lu ma ci bëgg ñu ni ko la muy 40 millions pour ndugal ko ci biir kees gi ñu ni ko déedéet waaye mu ne du ma ci yem daal di tourné daal di yem ci man ne ma ana géwélu VIP géwélu dëkk bi ma génn mu yëkkati 500000 jox ma ñun Pape Diouf yaay sunu waykat ndax ñun yow la ñuy tuutaroo amuñu ku dul Pape Diouf muy tuutaroo ginnaaw raay tubaar fakal la yaay càllaay sa yaay nga dëkk ci dëkk bi waxuñu ku dëkk ci dëkk bi ki defa dëkk bi la ñu wax su la neexoon nga changé fi nga dëkk waaye foo dem rek da nga naan ginnaaw raay ndax ginnaaw raay laa juddoo kenn du Pape Diouf doom yaay càlla ñu ngi jëlam dee bersi ay ca topp leen ma xool ma seen président tamit ci moom laa jëm si léegi président nga def waaw salaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp daal di nuyu waa Manko vraiment di rafetlu vraiment initiative bu noble bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy def daal. loolu tax sax ñu ni nag nañ la dékk suñu micro lan nga gis ci ASC Manko maanaam judd bi nu judduwaat ak façon bi nu defaat. waaw en fait du ma leen ko nëbbu parce que dévouement la parce que l'ASC Manko moderne la parce que man je suis de l'ASC Guinaw Rail je suis le président de l'ASC Guinaw Rail mais lii bëgg naa ko sama ASC parce que contexte Covid bi fu mu toll nii yow ngay xeex pour la santé de la population parce que loolu dafa am benn image boo xam da nga koy lancer envers la population mooy nawetaan nekkul dem football yi année bi jeex ngeen toog ay acteurs de développement la waruñu xaar mairie bi remercier tamit comité directeur Manko yëpp di remercier aussi l'ensemble des anciens dirigeants de l'ASC Manko ak la population de Manko. c'est un leader te lii défi la parce que lii yëpp jeunesse la jibi jeune la mu encadré ay jeunes
comprendre nga moo am benn population boo xam ñoo nekk seen ginnaaw te réew mënuñu ko defar sans pour autant ñu am la participation de la jeunesse comme lu ma la wax sànq rek mairie waruñu ko xaar si lépp maanaam jeunesse bi tamit ñoom dañoo am seen pierre boo xam dañ ko war a lancer moo tax mouvance bii Manko nekk honnêtement dafay lancer benn message envers toutes les ASC de Guinaw Rail nord et sud pour ñu xam ne affaire bi nekkul dem football yi rek mu jeex ñu ñëw toog. kon yow pare nga pour roy ci lii. non man je suis prêt parce que j'ai déjà contacté les gars ma ne leen waa UCG lii soon si pare man de je vais écrire une lettre pour mon ASC parce que image la parce que naa la wax leen de àdduna nit ku lu baax rek ngay roy ah waaw lu baax rek ngay roy te lii moom vraiment image bu positive la et puis contexte bu ñu ko defee contexte maladie lañ ko defee maladie boo xam dañuy wax salté loxo yi salté ak yooyu ñoom ñuy ñëw ñu ne dañuy aménager defar dëkk bi nu mu mel te ku gis liggéey bi rek nga xam ne dévouement la waaw kenn fayu fa dara ay bénévolat rek a fi nekk comprendre nga mais lii moom mooy sa kii ñun l'islam dafa ne anazafatu minal iman maanaam set rek si gëm yàlla la bokk. rappeur bu mag la woon fi nga xam ne mooy Guinaw Rail moo fi njëkk a génn pour sagal doomu Guinaw Rail nekkoon fi rappeur waaye nekk tubaar fakàlle bi liggéey jotee mu dem italiano bala mañ si bëri sa ngi nii koo xam ne fi la juddoo fi la màggee waaye bàyyiwul dëkkam Italie ga mu toog sax dafay toog di kaasa li nga xam ne mooy Guinaw Rail Abdou Khadre na nga def. waaw ma sœur maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar bu baax di nuyu waa Guinaw Rail yëpp ak waa ASC bi aussi je pense muy sunu ASC ñu bokk fi juddoo fi màggee fi je pense tey même bu ñu soree tamit bu ñu woo si lu mel nii day rafet ñu ñëw teew. tey ban gis-gis nga am njàngat ñu wax ni corona bi ñëw na ASC maa ngi ko def ay masque mais ma bëggoon a xam sa teewaay tey ban njàngat nga am ci li nga xam ne seen yéen pare ngeen ko pour def ko ndax yaakaar naa ne diaspora bi ba tey bàyyiwul Guinaw Rail. waaw d'abord di nuyu suma frère Djibi je pense ku nekk xam na sama diggante Djibi Faye depuis bi ñu am juróom-benn at ñuy ànd ba léegi donc xam loolu yàgg la di ñëw aussi di nuyu suma frère ñoom Mbacke ñoom Laay ñoom Grand Gatane vraiment ñoom sëñ Mbacke ñëpp ñi nga xamante ne vraiment ci Guinaw Rail lañ dëkk te nekk fii ñoom ñu des fii ñun ñu dem mais je chaque fois ñu ngi déggante aussi si li nga xamante ni moom mooy doxalinu dëkk bi même bu ñu gisantewul ndax xam nga ne boo xasee génn rek nekk ci yeneen affaire ñu nekk dans le cadre politique di ci liggéey xam nga ak action sociale yi Guinaw Rail pour mu am beneen image si xar kanam boo xamante ni mérité na ko ndax aussi ay nit ñu noble ñu fi dëkk ndax tey fii ñun dem nañu mais suñu xel mënu fi fàtte idée Guinaw Rail daf ñuy. est-ce que yéen parewu leen pour changer président bi. non le président de l'ASC je pense pas bi ci àdduna lépp loo gis aussi amul éternité il faut ñu am ay changement mais actuellement je pense que c'est l'homme idéal pour la situation. doomu Guinaw Rail yi waaye yaakaar naa ne kii ma taxawal nag mooy Mbacke ku xam Mbacke xam ne masque yi nga xam ne bi mbas mi ñëwee sonal ñëpp amuñu jógu masque kooku mooy Mbacke moom la waa Manko mu bokk ci Manko moo defaroon masque yi nga xam ne yaakaar naa ni da ngay fóot passé bu nekkaat place am nit ku baax yaakaar naa ne may nuyu koo xam ne kenn la ci man muy Gaynde Pikine muy Amadou Diagne masque yi mu xam ne ay junni masque mu mayee ko Mbacke moo ko defar Mbacke na nga def. waaw ñu ngi sant bu baax Fama. tey ma fekk la ci clean day bi ma bëggoon a lan mooy sa taxawaay ndax yow doomu dëkk bi nga yaakaar naa ne damay joxe léegi sax numéro téléphone am ndax yaakaar naa ne masque bu nu defar ci réew mi rek yaa ko defar tey ban teewaay nga am ci bis bi. waaw bis bi moom bisu doomu Guinaw Rail lañ te set moom dafa bokk ci jaamu yàlla te tamit sunu xarit Jibi mi nga xam ne moo nekk président Manko wax dëgg yàlla fees na place am mat na ko daal. waaw moo tax tey lu mu ñu wooree ñu dañuy sawar quoi dañuy sawar ci moom parce que gis nañ taxawaayam ci Manko gis nañ taxawaayam ci Guinaw Rail waaw mu woo ñu nag ci loo xamante ni tey jii ak tombeek feebar am ci dëkk bi waaw ñuy wax mbas mi nii nga xam ne set da cee baax mu wooñ ci loolu nag moo tax ñu gën a sawar a ñëw mais jib moom wax dëgg yàlla macha allah lu mu nekk ñu nekk ci quoi loolu tax nag ba ñu xëyee suba teel ñu génn suñu kër nekk ci daal ndax ay doomu Guinaw Rail lañ waaw. macha allah lan ngay wax Chico TV mu nekk doomu dëkk bi waaye mu dëkk Guinaw Rail juddoo fi yaroo fi màggu fi muy Chico Niang waaye bi mu demee Amérique tubaar fakkal la dafa indi entreprise boo xam ni muy télévision bi nag yaakaar naa ne ak Chico international yaakaar naa ne ku nekk gis na Chico Niang li mu liggéey ay doomu Guinaw Rail rek la jël indi ko ci dëkk bi di leen liggéeyloo ban jàngat nga am ci Chico TV. waaw Chico TV moom di ko ñaanal rek
parce que tamit loolu am na solo trop waaw dem nga tey maanaam nan bay sa wew tànk waaw ba comme ba mu ñëwee xool fenn ginnaaw raay la choisir xam nga ñëw nag jël ay doomu ginnaaw raay kooku moom ñun la ko defal waaw kooku moom di ko ñaanal rek mu jëm ca kanam ba am ay télé loolu lañ koy ñaanal daal parce que ginnaaw raay moom suñu ginnaaw raay la waaw moom mooy suñu Almadi mooy suñu France mooy suñu États-Unis mooy suñu lépp ginnaaw raay lañu am ñu fenn. waaw jéem a setal koñ bi rek waaw yaa ma gën a xam waaw lépp ci li loxoy jibi la. mën a xam sa poste ci ASC Manko ndax diaspora baa ngi seetaan lan la. li ma la waxoon sama teewaay ci Manko rek nee naa la jibi moo ñu fi bàyyi. jibi fay. pare wu leen pour changer ko. non yàlla tere mooy li ma la waxoon ci fële rek ci AGV nee naa la bu bàyyi ñu bàyyi ñu ndaw ñi. muy nitu valeur koo xam ni yaakaar naa ni soo dee xool at yi nga xam ne moom la ñu wees yëpp mi ngi ci mairie bi waaye mu nekk nit ku baax waaye mu nekk porte-parole waa ASC Manko koo xam ne nag nitu valeur la monument la ci dëkk bi moom la waa ginnaaw rek di tiitaroo ndax lu ASC bi mës a am moom moo dem ba Louga muy départemental régional mu jël ko ci wàllu théâtre waaye Lamine Thiam na nga def. waaw Fama maa ngi fi rek yow it nag li nga wax ci man yëpp ci yow la nekk ndax yow yaay Manko yaay Pape Mansour Faye du dëgg ku la gis ak suñu xel day dem sa papa ju baax ji kon ñi ngi sant di gërëm tey moom bisu mbégte la lu tax mu doon bisu mbégte parce que tey ASC Manko moo woote ay doomam ay personnes ressources am ñëpp ñëw dugal ci loxo li nga xam ne moom la ASC bi woote nag mooy que tey ASC bi dafa gis ne dafa jot dëkk bi ñu set talaat ko lépp loo xam ne rek désordre la mbalit ñu arrangé waat ko parce que ci loolu la ñuy xaar ASC bi te tey buñ koy wax ASC de développement kon tey je pense que ñi ngi ci. waaw xam nga wax naa la ko sànq mooy ASC boo xam ne léegi dafa jëm aussi ci développement parce que ASC yi mënatuñu rek def football théâtre rek dem ñibbi bu jeexee ñu dem tëddee mais ASC dafa war a suqali war a yokk askanam et jàpp ci lépp loo xam ne rek dafay suqali goxam moo tax tey ASC Manko nekk ci loolu et je pense que lu am solo la waaye su ko mënee def mooy ay doomam ñoo ñëw dugal ci seen loxo ay autorité mën nañ lim ko mel ni monsieur le maire mën nañ lim ko mel ni honorable député Mame Diarra Fam mën nañ lim ko mel ni Waly Ndiaye et mën nañ lim ki nga xam ne Mame Diarra Béla tey aussi ñëw jàpp ci liggéey bi et ñoo ñëpp aussi ay responsable ñoo dugal si moo tax tey ASC bi mën ci dugal loxoom parce que amul coloration politique tey moo tax tey ñun ñëpp ay doomu Manko kese lañ tey rouge blanc rek la ñuy wuyuwuñ benn tur moo tax lu am solo la. gis nga tey li ko Pape waxee la ñuy waxaat mooy dafa dellusiwaat fi nga xam ne moom mooy ASC Manko mooy cosaanam mooy goxam mooy ginnaaw raay ñëw ngir dugal ci loxoom projet yi nag wax na ko et ñu ngi tendre vraiment jëm ci li nga xam ne moom mooy benn concert et mi ngi aussi wàcc benn morceau boo xam ne ASC Manko la koy def la koy jagleel kon loolu Pape dafa jël li mu moom rek joxaat ko ñi nga xam ne moom loolu la moomaat parce que mooy ASC Manko waaye moom waa Manko ñooy Pape Diouf kon dafa jëlaat lépp rek delloo ko ca buum ga ca mbay rawatina nag waa Manko ndax initiative bu rafet bii nga xamante ne tey ñu ngi koy doxal te ki ko jiitee mooy Jibi Faye jàpp naa ne ni ki initiative bii mësaku moo ko gis mooy set setal joxe ay consigne joxe ay sensibiliser waa dëkk bi xamal leen ne nit ki balaa muy mun a liggéey day wër kon man dama leen di sant di leen di gërëm xamal leen ne ñoom réew mi moo leen tax a jóg askan bi moo leen tax a jóg ginnaaw raay moo leen tax a jóg kon ñoom ay ndaw lañ ñoo xamante ne tey war leen mën a jox cër bu amul ab ndax Jibi ku ko xam franchement war na mën a jiite nit nag lu mu moom dañ ko koy jox vrai manager la te kontaan naa ci moom ndax lii la ñu xaar ci jeune nit waroo soxor waroo iñaan lim moom jox ko te man jàpp naa ne nit mën na diriger. gis na yu baax yi muy def ci dëkk bi ak ci adduna bi ci Sénégal gépp man jëlale naa sama personne ndax tey honorable député Mame Diarra Fam doomu ginnaaw raay bokk ci ASC Manko moo ñëw bale si Manko mais professeur Daouda Ndiaye bu action nag ñëpp xam nañ ne son nom définit largement mooy defar mooy bañ a taxaw mooy foncer mooy accélérer la cadence comme ni ko soxna sa daan waxee professeur Daouda Ndiaye démb laa ko wax professeur Daouda Ndiaye nee na am na leneen lu mu leen dig loo xam ne dina ñëw ñu war cee jàppale école yi war cee jàppale ñeneen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi ci ni mu koy defee ci yeneen dëkk yi waaye tey dafa ñëw indi ndox mu sedd rek Fama tey ci li nga xamante ne moom la ñuy def mu jox la 20 000 le président mooy
Mor Ndiaye tey ñëw représenté professeur Daouda Ndiaye yëkkati 20 junni ne nañu ko jënde ndox waxul dafa jox ASC bi de dafa ni kuy bale di nga mar dañuy jënd ndox naan professeur Daouda Ndiaye dina ñëw ma fekk fii comme ni ma ko waxee sànq conseil économique social environnemental muy 2e chambre di Waly Ndiaye le frère Waljoojo Ndiaye di doomu dëkk bi kon ginnaaw raay am nañu sac ginnaaw raay am nañu ndam mu am Pape Diouf ci biir dëkk mais na nga gisee UGB ak Mame Diarra muy doomi dëkk bi juddoo ci dëkk bi màggee ci dëkk bi mais dafa bàyyi lépp ni ginnaaw raay laay njëkkee li nga xam mooy setal bi ndëri faa bay xujja ma ca àjjana sama dooma li nga ma mën a wax yow en tant que sama géwél waaw man mën naa ko wax en tant que yaayam war naa mën a nekk ndax nag fi jeex ju baax ji doon muñee fa la yaayam doon muñee ba am ko fa muy Fatou Bey mii ci sama ginnaaw di sama mag jur Mame Diarra Bey mu am responsabilité bi mu am te soxorul iñaanewul ginnaaw raay ay doomi ginnaaw raay mi ngi leen di jàppale mi ngi leen di jël di leen dugal UGB ñuy liggéey. maa ngi fi rek maa ngi leen di nuyu bu tedd di am mbégte bu rëy tey di teew fii ci ginnaaw raay ku xam Aminata Lo xam ni sama tur c'est collé à ginnaaw raay buñ ne Aminata Lo ñu ne la femme de ginnaaw raay et de Pikine kon loolu mbégte la ci man tey nag dama fi teew sur invitation de l'ASC Manko dirigé par Djibi Faye mon cher ami et mon frère dégg nga donc teewaay bi mooy partagé ak waa ginnaaw raay journée set setal bi journée bi nag journée bu am solo la du ma wax c'est la première fois damay décerner une mention spéciale de félicitations à l'ASC Manko parce que c'est une ASC exemplaire, c'est une ASC citoyenne, c'est une ASC qui œuvre pour au-delà de l'activité sportive, elle œuvre pour le développement économique, social, culturel de notre commune. Donc chapeau à l'ASC Manko. Je disais, je suis la première femme qui a été présidente de l'ASC Manko. C'est un honneur et un plaisir. Durant toute cette période, j'avais conduit l'ASC avec brio. Durant tout le moment que j'étais au pouvoir, j'ai eu aussi à partager toutes les peines, toutes les souffrances de l'ASC Manko. Mais après cela, l'ASC ne m'a jamais laissé tomber. Moi aussi, je n'ai jamais laissé tomber l'ASC. Donc, entre l'ASC Manko et Aminata Lo, entre Guinaw Rail et Aminata Lo, c'est une histoire d'amour qui ne se termine jamais et qui se termine par des bouquets de fleurs tout le temps. La preuve, ils viennent de me décerner un diplôme d'honneur, de reconnaissance, d'amitié et de fraternité. Ce que représente, c'est le préfet. Ce que je veux wax ci njëlbéen nga lu ci mën mooy buñ ci nekkee ñu wax suñ paree ñu wax ci état bi yëpp lañ ca war a wax ñoo ngi koy wax pour que ñu xam ni ñun ay doomi Guinaw Rail lañ fatt nañu ci terrain bi terre bi fatt nañu ci autoroute péage bi fatt nañu aussi ci pont bi c'est 700 mètres linéaires daa métti xale yi di fa jaar mag ñi di fa jaar jigéen ñi di fa jaar c'est difficile donc APIX le DG Mountaga wax naa ci ak moom waxaat ci mbir nag doo ko régler tey rek mu sotti tey mais il faut que ñun ay hommes d'état lañ ay autorités lañ la ñu war mooy di waxtaan ak ñoom ba li nga xam ne ñun am nañ ko tey lay doon suba wala gannaaw suba vraiment mu nekk mais xam na ni vraiment ça souffre te li gën a métti mooy buy taw suy taw lay gën a métti donc vraiment ñu ngi profité parce que bientôt saison pluvieuse baa ngi ñëw ñu ngi profité ci situation bi ngeen ñu jox pour wax.